salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di massaw ñëpp. ah xawoon naa ñaxtu nag ndax ñëpp posé question yu tontu ñu nar a bàyyi sama bos. ah loolu moom duma ko d'accord waaye sant yàlla rek. ndax bu ñu nee pôle physique ne pôle mental ne pôle spirituel l'essentiel mooy c'est une même équipe loolu rekk a ci nekk moo tax boo mbir yi amee solo ñëpp a ko moom bu mbir yi amee njëriñ ñëpp a ko moom bu mbir yi amee barke ñëpp a ko moom yàlla yàlla xeb dolli. ah xam naa nag moom pôle spirituel bi niñ tàmbalee neex na moo tax tey moom xam naa dañuy xaw a ñeme affaire rek. xam naa man sax fi ma bëgg a njëkk ñëw ci question bu ñu posé léegi la ci cadre repère ndax en effet bu ñu nee repère c'est par rapport à quelque chose waaye xam nga dafa am ci cadre téléphone li ñu woowee triangulation. loolooy njëriñam yàlla da lay jox repères yi ndégam dégg nga ko ndax boo amee coordonnées yi aussi te amoo matériel bi mën a extraire information bi amul sens kon nag ni ko Mouhamed indee ci jeu bi diggante nit keeg yàlla ci jeu bi ngay mériter information ngay mériter repère bi ngay jékki-jékki ne tag am lu débloqué nga ne ah kon ndeke nangam la. muy benn ngay demaat di demaat sa diggante ak sa borom ngay dem di ñëw mu lay jox ngay jël beneen repère taxaw nga ne ah kon nekkee nangam la nga demaat ci jeu bi nga amaat beneen repère nga ne ah kon nekkee nangam la waaye xam nga li neex lan la triangulation yi la jox position exacte position approximative la lay jox. mu dellu ci li ñuy tudd sànq yàlla mën na la yar mën na la defal lépp waaye yitte bi yaa ko moom kon nag notion yi yitte nit ki la moom moo koy sonn moom mooy def li tax muy xam nag léegi bu trianguler ba xam à peu près moom fan la situé wu notion yi lay jëfandikoo ba xam moom position exacte mën a natt nag léegi nag progression am waaye kon léegi baat bi wolof di wax naan ko xamatul foo jëm da ngay dellu foo jógee. te Serigne Cheikh wax ni xel bi nga ñàkk ba xamatoo foo jëm moom nga ñàkk ba xamatoo foo jóge. ah là les choses deviennent intéressantes ndax xam nga foofu dafa am lu ci neex xamoo foo jóge xamoo foo jëm waaye li ci neex mooy yàlla fépp la nekk comme yàlla fépp la nekk est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla moo tax baat bi soxna si tudd sànq est-ce que àgg ci yàlla wóor na looloon def ba jóge ci moom yàlla mi la jiitu ci sa bopp gën la xam sa bopp gën la xam li nga daje li daje ci yow gën la xam fi nga jëm buñ ne dem ci yàlla dañoo déggul yàlla kenn du dem ci moom da ngay dellu ci moom ndax nit bu judd xam na yàlla nit bu judd am na diggante bu dox ak boroomam kon nag lan moo xew ci diggante bi ba rupture boobu di am ba recherche di war a am redécouverte war a am xamante war a amaat c'est très important lu jar a bàyyi xel la question yi jar a poser la mais gis nga loolu yëpp dafa am lu ci neex te mooy yàlla ak yaatoom ndax xam nga question bi mu posé dafa am lu tax gis nga Spinoza yi ñuy tudd ak yooyu yëpp ñoom dañoo amul chance ndax yéen am ngeen góor gi
comme am ngeen góor gi war ngeen comprendre bu ñu nee substance première yàlla du il ne travaille pas unilatéralement kon nag foog contrepartie am ñoo ngi koy wax léegi mag Moustapha absence ne signifie pas vide absence ne signifie pas vide lu jar a bàyyi xel la xam nga lu tax substance première d'accord loolu day fekk nga mérité substance ci yàlla substance première day fekk nga mérité substance ci yàlla day fekk nga mérité yàlla jox la ci boppam dara waaye ci beneen côté spectrum bi ñi nga xam ni ñak ñoom ils ont fait le tout ba yàlla jéppi leen et pourtant rëcc ñu juridiction am kon nag yàlla nga fa ba léegi waa ci dimension absente am ndax xam nga yàlla ci mbaaxam ak màndoom xanaa xamoo leen ni ki nga xam ne moom nee na yàlla amul bu gaañoo pour yéen dafa am ay malaaka yi fii leneen déedéet yàlla du tas yaakaar nee nga yàlla amul du la wan boppam fa mu lay tëj kenn xamul nga nekk fa ba fa ñooñu juumee naan je pense donc je suis foofu la ñuy juumee ndax gis nga ci moment boobu penser amu fa sens xalaat du la fa génnee ndax xalaatu la fa dugal te góor gi ñun jàngal lañu ne nit dina wax ba dugal boppam ci kàmm waaye mënul wax ba génne boppam kon nag foofu xel du la fa génne comme daa sa àdduna yëpp lànk nga yàlla waa léegi nooy def fay na tasabun loolu rek la mais pour wax la mbaaxu yàlla gis nga ki nangu fekk si nangu baat bu am solo la nangu ndax nit war nga nangu ñett faw nga nangul yàlla faw nga nangul sa bopp waaye faw nga nangul ñi nga séqal ñetti yëpp faw nga bàyyi ko xel ndax kilifa goo gis ñetti yi ko wër boroomam bi ko tiim seede lépp fekkee lépp xam lépp xam ne bu wéetee ñoom ñaar la mook boppam digganteem ak boppam sincérité am ak boppam bu paree nag mook nit ñi ñim ko séqal ñim séqal liggéey bi ñim séqal penc bi ñetti nangu yi ndax ku si nekk foog nga nangul ko fi mu toll c'est aussi simple que ça gis nga kawel ba raw ñëpp gaawal ba dépassé ñëpp waaye fekk nanguloo ñi ci des li ñu doon yow ci sa bopp mun a am jàmm ndax fekk yaa ngi àtt nit ñi ci yow ni nga toll yaa ngi tooñ te fekk yaa ngi tooñ di nga wàcc kon nag màndu c'est très important gis nga lii yëpp dee delluwaat ci absence bi ma tudd ndax moment bi nga xam ne absence bi yàlla daf koy jëflanteeg yow ci sa xel ba li nga war a xalaat ba xam ni ndeke yow yaa juum honnêteté boobu absence su honnêteté boobu lépp yàlla la ndax loolu yëpp ci façon yi muy yare nit la foo yooyu yëpp ci façon yi muy nattee nit la yooyu yi muy fàttali nit la ni ko mag yow bokkuñu bu ma la séddee ci sama bopp it am lu ma jël ci man def ci yow mag yow bokkuñu dangaa matadi te ci matadi ngay dëkk damaa mat te ci mat laay dëkk kon nag bul mës a jumbay comparé bokkaale yeneen yàlla taxul yàlla buy wax bokkaale nit lay waxal bul gis sa bopp ba fàtte ma ay xërëm ak yii yëpp ay comédie la ndax xërëm lan moo ko indi nit moo xam ni yàlla am na waaye dafa xeeb boppam ci di ko jaamu directement moo tax il faut mu jéem wut intermédiaire waaye nag comme nit dafa ñeme yàq di dénaturer ba jël xërëm bëgg ko def yàlla moo tax loolu leen ci gis am na xërëm yoo xam ne fu nit taxawee ci seen kanam ñu dañuy taxaw ci kanamu yàlla jéggal ma c'est extraordinaire ci cadre absence boobu nag léegi dualité bi
substance première absence constante nan la nit di équilibrer loolu c'est tellement simple mooy li ñu fi tudd rek nit jëlal sa bopp jox yàlla gis nga ko gisoo ko yëg nga ko yëgoo ko li la wér te wóor yaa ngi ci loxo yu wóor loolu rek a ci am solo loolu nag la mag ñi rawee ñëpp ndax ñoom seen diggante ak seen borom utuñ ci condition utuñ ci waxtaan utuñ ci dara na jël lépp na def lu ko neex lu mu ci def baax na moo ngoog ah xam naa sax balaa maa sori sax dama bëgg am lu ma clarifier yeneen pôles yi bu leen mer yeneen pôles yi bu leen mer bu leen foog ni dafa am ñu ma beral loxo du loolu dafa fekk ni rek ni ñu tëralee mbir yi la ndax xam nga pôle spirituel buñ ci xasee ba egsi yeneen pôles yëpp day duggaale du sax problème mu favoritisme waaye yàlla xam na ni yeneen pôles yi sax noonu la intéressant waaye yooyu yëpp dana ñëw incha allah loolu rek la ñoo bokk équipe amul problème noonu rek la toll ah xanaa bañ a guddal rek ndax xëy na sax am na question yoo xam ne bëggoon nañ ko indi waaye ci beneen thème bi la gën a dugg moo tax yooyu buñ ci àggee du ñàkk ñu traité ko incha allah ah sant yàlla rek xam nga dafa am benn mbokk bu ñu def remarque bi te en effet looloo ci nekkoon suñu objectif ndax daf ma ne gis nga Colisée bi xam-xam beeg yëpp am na solo ma ne ko waaw mu ne waaye li may sant yàlla mooy boo seetloo ñiy wax yëpp benn qualificatif lañ bokk ñoom ñëpp te mooy ñebootu góor gi loolu rek doy na sant yàlla gis ngeen seen la voix du Colisée bi li ma ko xeex ak ñoom li ma ko xuloog ñoom ndax xam nga ñun dafa am lu ñu gëm te moom dañ ko jëkkee ci suñu bopp gis ngeen dañ nekk ci milieu boo xam ne ñun kenn rek lañ faale kenn rek lañ tëg bët kenn rek a mën a signifier dara suñu kanam muy Serigne Moustapha Sy kon nag la voix du Colisée capitaine ak chef de guerre ak yooyu yëpp baax na li ñu intéressé ñun mooy li benn mbokk wax mu sori ci man lool ca gàmmu ga dafa jël suñuy photo boo xam ne mag góor gee ko bokk mu ne le professeur et son élève dama ko gis ñaan sama borom ne kii nit ñu matee pour professeur matee ñu ko kilifa yàlla nañ ko matee élève noonu loolu rek doy nañu ndax gis ngeen li ma mës a wax te muy baat bu ama am solo gis ngeen kooku waxoon poser question bi ne plutôt servir aux cieux ou régner aux enfers am na koo xam ne gis nga élève am moo raw professeur ñëpp am na koo xam ne élève am kenn mënul taxaw ci kanam bay mën a wax lu ko jaaxal am na koo xam ne élève am kenn mënul fexe ba du bokk ci les meilleurs ci li mu nekk loolu waxuma la c'est un droit c'est le devoir de tout moustarchid c'est le devoir de tout humain loolu rekk a ci nekk ah ñooy guddal xanaa di gën a rafetlu rek exposé yi xam naa moom da ngeen ma gën a créer problème rek ndax yéen da ngeen di publicité aller retour bi ba pare wëlbati ko naa ma nit ñaa ngi koy laajte waaye yàlla baax na incha allah yàlla mottali yëpp yàlla aar ñëpp yàlla mottali yéene yi yàlla matal aajo yi ah ba beneen yoon kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ah kon ñu ñaanalante rek xam naa ñu defaat fatiha ñetti lixlaas falax ak naa salaatul fatih ñu ñaanalante ci yéene waale ci mbokk yi jiitu ndax ñoo ngi may wax ne am na ñu wàññeeku fan yii rek ah yàlla moom yëfam waaye sant yàlla gi mooy boo xamee te comprendre te nangu ni bu ñuy wax faatu it du fin transition la bismillah
amiin incha allah jërëjëf.